moo doon que comme ci pèlerinage la nekk te pèlerinage rien ne sera plus comme avant yi ñëpp xam ngeen ne que bi pandémie bi ñëwee ren bi Màkka organisé pèlerinage da nga kaa yemale Màkka bi ñu ko yemalee Màkka étranger yi kenn deful pèlerinage donc ren ñu war a def pèlerinage te xam nga ci yan condition yi organisé pèlerinage boobu ñu war a jàpp ni que pèlerinage bi même su dee bay am du am lim daa amee est-ce que kenn du wàññi ko taay est-ce que prix bi du gën a cher est-ce que donc ci kaw loolu moo taxoon ñu teel a jóg pour anticiper ci liggéey bi naka la ñu waroon anticiper ci liggéey bi mooy que xaalis boobu su ko jotoon dana ci mën a liggéey def ay regroupement yu fort yoo xam ni suñuy dem di négocier ay logement ñun ñëpp ñooy négocier logement yi ensemble pour am un bon prix suñu demee ci transport ñun ñëpp ñu négocier ensemble pour am un bon transport mais comme yàlla dogalul loolu comme ministère bi ñu jox xaalis bi nee na il faut nécessairement que ñu def ay notification individuelle ñun tamit pour bañ leen a xañ liggéey pour leen xañ xaalis boobu moo tax ñu woo leen tey pour wax leen ni que effectivement à partir de maintenant on va faire des notifications individuelles en attendant la décision du ministère su fekkee ni teel doon gannaaw ba nga xam ni bëgg nañu jàppale ci liggéey bi su boobaa aussi dana leen woowaat wax leen ni que nii lay jàppale ci nii leen jàppale ci liggéey bi mais daal ngeen xam ni que financement bi pour yéen la pour jàppale leen parce que vous êtes impacté léegi comme ni nga waxee financement bi c'est sur 8 ans c'est sur 8 ans avec un différé de 2 ans autour de 2,5%. kooku di war na lekk ci bopp ñëpp donc ñuy wax ne rek que nan xam ni que on est solidaire nan xam ni que ñoo bokk aj bi seen communauté donc lépp lu nu mën a jàppale suñu mbokk yi lépp lu mën a jàppante ñun ñëpp ñu jàppante suñu biir dan na ko def incha allah di wax ne que rek ñi bëgg a intervenir mën nañu manifester wu comme ça ñu bind leen seen intervention merci. ay léegi bu may rappeler que bi lay waxee condition ba léegi am na léegi ba vendredi prochain ba vendredi pour ñu bëgg a bindu ñi xam bindu woon te bëgg a bindu am nañ ba vendredi pour que ñu bindu parce que on va avoir la liste au niveau du ministère du tourisme et des transports. donc ñi bëgg a bind ñëpp am nañ ba vendredi pour ñu bind merci. waaw juste préciser rek que ni numéro téléphone yi nga xam ni ñi bëgg a bindu ñaari numéro téléphone la wala ñett numéro téléphone la 642 68 22 642 68 22. 77 642 68 22 beneen bi 642 00 64 642 00 64 ak 643 64 58 643 64 58 donc pour rappeler que ni ñetti numéro yi képp koo xam ne intéressé na ko mën na woote ci ñetti numéro yi incha allah léegi ñu jël liste ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a intervenir ci kii bi. Adja.
liggéey bi aussi il faut que ñu remercier le président de la République parce que aussi bi le président de la République mu répondre ci saa si di la ko rafetlu na sa doxalin rafetlu na ambition yi ngeen am ba boole laaj ministre bi nga xam ne mooy toppatoo loolu yaakaar naa ni war nañu remercier le président de la République ñun ñëpp war nañu ko remercier vraiment ñaanal ko ci loolu mu defal su remercier le président de la République ba pare dañuy remercier aussi le ministre Zator Mbaye parce que ministre Zator Mbaye moo fexe ba nu rencontrer le ministre du tourisme wax nañ ko boo keroog ci réunion bi nga amoon ak le ministère du tourisme ratewul benn occasion pour vraiment ko remercier ci liggéey boobu ci jàppale boobu nu jàppale di remercier le ministère du tourisme parce que le ministère du tourisme bi ñu ko rencontré yéen ñu bëree nga fa woon vraiment ñëpp gis nañ ne taxawaay bu mu taxaw parce que bu ñu recevoir dafa interpeller ay agents ñooñu wax exactement fond bi naka lay demee wax nañu que yéen waa Rufisque fond bi mu leen ci bénéficier parce que amu leen agrément ministère du tourisme ñu ne ko ñun effectivement sunu organisation dafa am deux types de membres am na agence yoo xam ni am nañu agrément ministère du tourisme mais ñi ci ëpp agrément ministère des affaires étrangères na am donc ñu ne ko te ñun agrément bi ñu wut c'était pour organiser le pèlerinage ñu nekk woon dans le tourisme donc on n'avait pas besoin d'agrément du ministère du tourisme bi ñu ko expliqué loolu yëpp il a été très sensible ñu ne ko effectivement comprendre naa li ngeen wax mais léegi compte tenu de votre spécificité man daa leen jàppale boobu nag mooy ligne de crédit bii ñu nu jox te basé wuñ ko ci agrément ministère du tourisme dem nañ sax ba leeraloon bi joxul beneen établissement ñu ne ko fonds bi ñu leen jox ñi ciy bénéficié wu mooy ñi nga xam ni bénéficié bu amagul woon ci fonds ligne de crédit yooyu donc ñu xam ne ñu war a xam ne que ñun ñëpp que agence boo xam ni bénéficié woon na ci ligne de crédit bi en tant que agence bénéficiaire d'un agrément du ministère du tourisme kooku mun na bénéficier wu ci fonds bi kooku day fallait que aussi dégg mu leer ci bopp nit ñi donc di remercier bu baax a baax le ministère du tourisme parce que jox na 122 millions 500 delluwaat ñi wooy loolu ma joxe man xeeb naa ko parce que su ma demee bay jox Jakarta yi su ma demee bay jox ñii ku nekk 500 000 francs yéen ñi xam ne am ngeen agrément ministère des affaires étrangères il faut que ma yokkal leen li ma leen waroon jox donc mu porter kii bi à 300 millions avec un minimum de 1 million par organisme waaw le minimum c'est 1 million par organisme kooku aussi il fallait que ñu wax ko ci bopp nit ñi pour mu leer donc di remercier ñëpp di remercier aussi équipe bi nga xam ni boobu ba léegi tooguñu parce que baabu wax xam naa ni waxu ko mais ñoom boobu ba léegi tooguñu chaque jour ñoo ngi déplacé wu di dem di rencontrer des serres di rencontrer kii yi pour waxtaan ak ñoom pour seet naka la ñuy utiliser seen ligne de crédit ñoom tamit foog di remercier leen ñaanal leen vraiment dañu loolu bëgg je tenais à le dire merci. pour ñi nga xam ne bëgg nañu intervenir donc Adja Anta Sarr Sine Adja Ndeye Fatou Cissé Adja Aminata Dioum El Hadj Ousmane Diop El Hadj Moussa Gueye El Hadj Dame Sarr El Hadj Abdoul Aziz Ndoye ak El Hadj Issa Diop ndax am na keneen ku bëgg intervenir kon ñu jox kàddu gi Adja Anta Sarr. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant di ñaan yàlla defal na sutura
defal ñu wér musal ñu ci mbas mi ak lépp loo xam ne ëllëg mën nañu indil gàllankoor ci suñu dund ci àddina bi yépp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. maa ngi sant suñu borom di sant suñu jotaay bi ñun danoo dugg Renofis gëm ne enfin Renofis dinañu rassembler ñun voyagistes yi ñu sant ci yàlla bu baax a baax ndax fii ñu toll nii sunu yaakaar dafa yokk wala wàññeekuwul te li ñu dégg tey gën nañu neex gën nañu yokk pas-pas ndax bi may bind pour jël parole dafa fekk président tëjagul mais président bi mu jëlaatee parole tëj bari na am na lu bari loo xam ne man bëggoon naa ko wax na ko dañu nekk réunion boo xam ne dañu bëgg mu nekk ci matinée bi donc du ma ko répété président dama lay jaajëfal di ñaan yàlla defal leen sutura yokk leen wér yokk seen taxawaay man je suis dans le Renofis je suis secrétaire général adjointe may adjointe Baba Gueye mais yàlla xam na ne teew nga teewoo liggéey bi day dox parce que bi ñu toogee alerté ne ñun voyagistes yi suñu taxawaay des na ci wàllu communication parce que boo amee góom boo yuuxulee kenn du yëg ne sa góom a ngi metti donc boo xoolee les autorités tooñuñu kenn ñun bu ñu waxulee ñun ñoo tooñ suñu bopp te alhamdulilah ba nu waxee loolu président daf ñu dégg ne kon ay waleen nañu dem ci communication bi may defar nag mention spéciale commission communication ak ñi nga xam ne ñooy les titulaires du bureau parce que ñoom ñoo taxaw boot commission communication bi ba nga xam ne benn faille amul à ce jour alhamdulilah rabbil alamin di defar mention imam Moustapha sama frère sama mbokku soose sama mbokku ñoomin kër macha allah ñu bokk tamit fii quartier bi sama kër yi ni këram a ngi nii jimaan yi ñoo ko ubbee loolu ñu bokk bàyyi vraiment ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di leen dalal fii yéen ñëpp di wax ne duñu reculer duñu arrière lii président wax muy ay questions yi ma bëggoon na soulever wax na lépp tënk na wax ji yépp sur le plan du financement du ma ci dellu siwaat kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax ne ñun laxasaayu nañu pour doxal leen lépp loo xam ne war nañ ko doxal ko suñu bopp ndax ñoo ko bokk pour que Renofis jëm kanam enfin les pèlerins c'est les acteurs du pèlerinage mën a bokk benn association c'est un rêve mais il peut être une réalité man dama ko gëm kenn mënu ko dindi ci sama bopp bi su ma waxee ñu ne mënul ne man dama ne mën na ne ba fu ñu ko woote dinaa fa teew te incha allahu rabbi dinaa fa teew dinaa fa jéem sama tuuti jéem bu laajee ñu jubbanti ma gàgganti ma ndax xale la ñuy xamul dara yu mënul dara waaye danañu teew te man ni nangu nañu ànd ak xale yi xamul dara kon ñoo ngi leen di si gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. waaw ñu jox kàddu gi Adja Ndeye Fatou Cissé. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan yàlla feebar bi yàlla jël ko ci jàmm maa ngi leen di remercier nag ci effort yi ngeen fournir parce que lu ñëpp bokk bu benn petit parti jógee dox ko te lañ cay dox bu ñu paree ñoo koy séddoo kon ñu ñoo leen yor leen jukkal ñu ngi leen di gërëm. waaw man dama doon laajte pour nu mu tuddati prêt yi. conditions yi ndax dafay soxla par exemple puisque c'est individuel que chacune des structures joxe garantie personnelle loolu sama première question la. deuxième bi may wax ni am na lu ma ci xaw a jaaxal tuuti rek ci li Babou wax ni kenn du xamal kenn dara ku jël du ñu xam ku jëlul du ñu ko xam et cetera man dama defe ni amul gàcce ci tolof ñu abal la nous ne sommes pas les seuls à qui on a octroyé des financements dañ ko soxla ñoo ko moom ñu jox ñu ko gisuma dara lu ciy gàcce gisuma luñ ciy nëbbu ñu ñoo ko moom jox nañu ko amul dara luñ ciy nëbbu loolu moom ça n'engage que moi loolu laa xalaat rek ma génne ko wax ko gisuma lu ci ñaaw bon defe naa loolu rek laa amoon lu may wax
loolu rek laa amoon lu may wax li ci des ah Adja Ndeye Fatou. oui. waaw kon na. donc nuyu naa la donc man loolu rek laa amoon dama doon laajte ndax dafa am ay garantie personnelle pour chaque structure pour le prêt. deuxièmement di wax ni amul dara lu ci ñaaw nag waaw soxla nañu ko ñoo ko moom jox nañu ko dara la ci ñaaw. jërëjëf pour répondre rapidement rek yàlla mooy defar affaire mooy yàlla moo ñuy suturaal parce que effectivement cette question bi dafa bien tombé parce que damay représenté monsieur Aliou Ngingue moo doon le directeur du crédit hôtelier keroog bi ñuy ministre de recevoir wax naa leen sànq ni que bi ñu ministre de recevoir yi dafa jox parole bi ay collaborateurs ñooñu wax exactement ñan ñoo war a bénéficier ci fonds yi te collaborateurs yi ñu doon wax rek fi ci gënoon a kii yore le crédit hôtelier mooy monsieur Ngingue bi nga xam ne mooy yore le crédit hôtelier comme teew na fi te moom mooy gérer affaire boobu xam naa ne yaakaar naa ne information yu bëri moo la koy jox bu gën a leer ci boppam yëpp donc par rapport ak question bi Ndeye Fatou posé par rapport ak garantie par rapport ak yooyu xam naa ne monsieur Ngingue dina ci dellusiwaat pour wax exactement naka lañ ci bénéficier di nuyu tamit madame Seye bi nga xam ne conseiller technique bu ministre du tourisme la di wax ni que lii moom vraiment war na dal suñu xel parce que organiser lu mel nii ministère bi déplacé wu ñëw pour apporter ay éclaircissement yaakaar naa loolu lañu sant yàlla rek di wax ni que avant ñuy kii parce que aussi comme ñoom tamit dégg seen liggéey daf leen di tënk dama leen di jox parole rek comme ça ñu wax nu information yi nga xam ni soxla woon vraiment soxla woon ko daal donc avant may passer la parole rek damay jox responsable communication bi nga xam ni suñuy wax ministère mu mooy wax suñuy wax ci télévision yi mooy wax suñuy wax ci journaux yi mooy wax donc avant ñu jox parole bi monsieur Ngingue ñu jox Adja Oulaye Thiam pour que mu introduire effectivement monsieur Ngingue merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf président colonel Moustapha Diong mbooloo mi dañuy sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg a jël kàddu rek pour wax leen ni tey li ñu am dafa rëy parce que dafa am ci yoon bu ñu nekkoon ñun Renofus en toute transparence et en toute responsabilité ngeen jiital ñu def ñu seen ay ndaw ñuy dox ci seen tur di wax ci seen tur di dem ci seen tur di gisante ak ay nit ci seen tur xëy na bu ñu ñëwee tey ba war leen a rendre compte yàlla dimbali ñu ñi ñu doon waxal sol seen dàll ñëw nangoo fekk si ñu c'était pas prévu mais dañu bëgg a seedeel leen rek li nga xam ni moom la waa ministère tourisme def jëm ci ñun wax leen ni dañ leen di seedeel ni li ñu def rëy na si ñun lu màgg la ci ñun ma bëgg ngeen tàcc lool bu baax a baax a baax parce que dafa am solo te li may wax dama bëgg ngeen filmel ma ko parce que dañu ko bëgg a seedeel àddina ndaxte kii toog moom moo ñu signé bi ñu ministre bi ne dañ leen di jox yépp ci turam la ko war a signé xëy na sax nag jig nañ ko ndaxte amaan na beneen ndombal tànk bu ko yàlla dénkaat ci diggante bi day gën a dem parce que la ñu waxoon Alioune Sarr keroog rek ne ko lebal nga ñu jara lebal nga ñoo xam ne yàlla rek leen ñor lebal nga ñoo xam ne yàlla rek la ñuy ut lebal nga ñoo xam ne dañoo takk seen digg bokk ci réew mi tumuraanke woon kilifteef nag nga ñëw fat ñu jàppale ñu taxawuñu loolu rek ay
féddaliwaat sa kilifa madame Seye boo demee leen ministre bi ñii toog ñëpp waa Renofis lañu ñii toog ñun yoruñu organisation fictive fii ku fi toog chef d'agence nga directeur de société nga responsable association nga dangaa am quota nekk ci at gi di liggéey nekk ci umra bi di liggéey te AG bii dañ ko def de manière spontanée bañ dajaloo sax moo tax nit ñëpp ñëwuñu ñu bëgg nga wax ministre bi que ni mbooloo mi yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm te loolu dañ koy féddaliwaat wax nañ ko ci biir wax ko ci biti dañ koy féddaliwaat ci seen kanam ma koy wax ci seen kanam parce que tout simplement ñii dañoo pare pour ànd ak Renofis waa ministère bi dañoo pare pour liggéey bi ñuy def ñu xam ne dañoo jëm ci jamono joo xam ne dafa metti ndaxte ñëpp xam nañ ne aj dootul melati nam meloon umra dootul melati nam meloon ministre bi nañu état li mu teg bari na ñëw leen ma uuf leen ñu àndandoo liggéey ci li nga xam ne moo leen di jëmale kanam moom moo nañu crédit d'investissement bi 50 milliards la damaa bëgg Renofis gis ci boppam bu baax a baax ku la dig ndékki nag ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war koo gëm dañoo toog yoruñu woon dara gisuñu dara mu ñëw nañu kaay leen ma lebal leen 300 millions yoo xam ne da ngeen ñu koy rembourser ci juróom-ñetti at nañu loolu test dong la commencement dong la xam nañ ni sax bëriwul waaye bëri na ci ñun ndax amuñu ko woon xam nañ ni bëriwul ndaxte ñun li ñuy tourné bëri na kii na waaye nag bu la nit joxee 300 millions tey bu la diggee ni dinaa la jox 2 milliards war la koo lebal nga jënd ay bus tabax ay immeuble am ay activités yoo xam ne da lay jural nga mën a préparer sa retraite buñ ñu ko diggee ñu war koo mën a gëm te ñun ñoo ko war a mën a liggéey ñun ñoo war a mën a taxaw wane ni liñ ñu jox kat ñun mérité nañ ko attan nañ ko mais it am nañ vision pour mën a dem si kanam tey ñoom ñoo ne ñu ñëw leen ñu ànd liggéey ci tourisme religieux bi Sénégal bëri na lu ñu war a mën a wane àddina bëri na lu ñu war a mën a wane ñëw leen ñu jàppale leen defal leen ay formation defal leen benchmarking yóbbu leen Nigéria yóbbu leen Maroc ngeen xool ni ñuy defee tourisme religieux ngeen ñëw ñu àndandoo liggéey ko ñoom ñoo ñu ko wax ca booba tey ci loolu lañ taxaw seen agence yaa ngi coordonné ak ñun seeni service a ngi coordonné ak ñun lu ñuy def dinañu woo lu ñuy def dinañu ko yëgal lu ñuy def dinañu ko wax loolu nag kon dal na suñu xel dañuy jël kàddu gi si kanamu mbooloo mi wax leen ko monsieur ñu lay wax ne responsabilité yu bees yi yàlla dénk la parce que léegi moo yor crédit transport aérien yal na la si yàlla jàppale yal na la si yàlla gën a yokk ñu dund ba nga ñuy lebal ñuy luy suñuy avion bopp di ko affrété di ko gaare aéroport Dakar ñuy dund bay wàccee di inauguré suñu ay immeuble R+10 ñu ne lii siège Renofis la ñun ñoo ko moom bokkuñu ko ak kenn yàlla mën na ko li ci des nag état ñëpp la nekkal état ñun ñëpp a ko bokk état lu mu yor ñëpp a ko bokk amul kii neex na ma amul kii neexuma amul diw moo war a am amul diw warul am président Macky Sall bi Covid bi amee daf ni nañ dimbale ñëpp nañ jàppale ñëpp ñun nag ñu taxaw buntu bu ne ñu fëgg fa fu ne ñu dugg fa fu ne ñu toñtoñal fa gisuñu ku ñu jàppale comme ñii bu ñu jàppalee dañ leen di sant gërëm leen wax leen ni gis nañ li ñu def li ci des nag dañ leen di ñaan yëpp yi nu mu gën a oyofee ci membre yi na ngeen ñu ci jàppale mu oyof nu mu gën a yombee na ngeen ñu ci jàppale mu yomb nu mu gën a jàppandilee na ngeen ñu ci jàppale banque bi allégé procédure yi banque bi allégé frais de tenue de compte yi banque bi allégé yenn yi te ku si nekk yi ñu ngi lay ñaan monsieur ñu nga def plaidoyer auprès de la banque ba ku ñu joxe boo mënee dugalaat xaalis boobu ñu mën laa lebalaat beneen xaalis nga am capital bu gën a important nga mën koo liggéeyee parce que tamit loolu mooy li nga xam ne moom mooy ñuy jëriñ ci atum ren bi may wax membre yi nag ni lii commencement bi la nañ ci téye jëmbat ci suñu fulla jëmbat ci suñu fayda góorgóorlu ba loolu mën ñoo jural leneen te tant que partenariat bi mu ngi dem gëm nañ ni dafay mën a nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ministre Alioune Sarr di sant SG Mathiako Bessane di la sant bu baax di sant cabinet bi yëpp parce que gis nañ seen taxawaay mais ñuy sant responsable Renofis yi ñii suñu président colonel Moustapha Diom ñëpp xam nañ ni mag la waaye toogul taxawul gantuwul gantalul ñuy sant SG Baba Gueye sonn na damm na tàyyi na mais du jàmbat bu kii ñuy sant Abdou Aziz Gueye bu baax a baax a baax ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax parce que nag mbooloo suñ borom day dugal loxoom ci dara jaarale ko si nit xëy na tey lu bëri tey buñ si eggee jàmbaar la ñu ñun ñëpp de waaye Abdou Aziz Gueye mii jàmbaar la te ku ñàkk ci ñaan la sonn na ci ba fu dooleem yem dencul relation dencul bureau dencul temps dencul otoom
moom da doon xeex sax ne 300 millions yëpp nañ ko jox bénéfice ñu dem investir ñu ne nag waa ministère bi ne comme que ñun association lañu association warul def bénéfice donc crédit bi mënuñu ñu ko jox parce que tey association personne morale dong la dafay loo xam ne bu ëllëgee fay war a am kenn xamul kan mooy fay te àddina dafa gudd tànk ku bëgg comme ni ñu def en toute transparence ñu ne membre yi ku bëgg bindul en toute discrétion ñu bind la fi mu ne nii kenn xamul ku bind ku bindul mais dem nga ci commission finance bi bindu joxe say référence ñu defar fichier bu ñu paree waa ji lañ koy jébbal ne ko suñu liste ngi nii président bind lettre ne ñii ñooy suñu ay membres ñii lañu bëgg ngeen affecté ko liñ leen di ñaan rek mooy kuñ ne la joxal ñu ko nangam parce que nag sàmmkatu mboot moo xam ba tey soox loolu rek mooy suñu ñaan bu mujj bi lay ñaan di la wax ni kontaan nañ ci yëg gi kontaan nañ ci safoo gi kontaan nañu ci faale gi te nag jàpp leen ni le ministère du tourisme peut compter sur ce partenariat avec le Renofus parce que c'est des gens responsables, des gens engagés, des gens sérieux qui sont prêts à travailler avec l'État du Sénégal et qui sont prêts à vous accompagner pour l'atteinte de vos missions. Je vous remercie, monsieur le directeur. mi ko président imam jërëjëf ci ñaani xam nga yow yaa may kii imam nag mooy sama sëriñ moo yor sama cumbukaay waaw kon boog imam jërëjëf président Adja nag faj ko fi waaw ñu fàcc ko rek Adja Fatou du xam naa ne sa tur ñëwee tamit sa tur ñëwee parce que bind na la ci liste bi bind na la léegi sa tur ñëw léegi dañuy jox parole bi rek monsieur Gningue comme ça mu intervenir wax lu tuuti ci liggéey bi naka lay def monsieur Gningue. voilà jërë ngeen jëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi leen di nuyu mbooloo bi fi teew am mbégte loolu nag teew fii ci plusieurs fànn bi ci njëkk mooy soo ñëwee ci mbooloo mu toll nii gis jigéen ñu bëri fi da ngay kontaan lool ci surtout loo xamante ne dafa dem ci wàllu yàlla ñu farlu ci toog nii ñun dañ ciy kontaan bu baax a baax kon góor ñi ngeen baal ma mais kontaan naa lool bi ma ñëwee vraiment fekk jigéen ñi ñu mobilisé wu nii moo tax xam naa su ma paree il faut ma jox madame Seye comme seen naataango jigéen la su ma paree naa ko jox mu complété leneen li tax ma kontaan mooy mosquée bi dama ko xam bu baax man dama doon liggéey fii SAPCO ñu nekk fii juste suñu siège bi nga xam ne chaque àjjuma fii laa doon jullee kon su ma ñëwee fii ci réunion ci seen assemblée générale ma ñëw ci mosquée bi nga xam ne dama ko xam bu baax dama ciy kontaan bu baax a baax ndax kat saa yi moo fi ñëwoon ci àjjuma vraiment xaw ma ban imam la de parce que wax dëgg yàlla mais dañu doon kontaan lool imam soo dégloo waaraatam mais surtout nga pare nga dégg mu yëkkati rek sa xol day neex bu baax a baax kon imam xaw ma la yàlla def na maa ngi lay door a xam tey mais wax dëgg yàlla xamal na seddal nga suñu xol bu baax a baax di la ñaanal bu baax a baax yàlla na xam-xam bi nga xamante ne yàlla dénk na la ko xam-xam boobu gën a yokku parce que am na njëriñ loola ci dëkk bi ah bon voilà waaw mooy vice président bi voilà donc vraiment beneen bi tax ma am mbégte nag ñëw fii dëgg beneen bi mooy ci wàllu état nit ki toujours da nga war a am kilifa te sa kilifa lu mu bëgg dañ ko war a bëgg te dama leen koy wax sama kilifa di Aliou Sarr daf leen bëgg yéen waa Renofus yàlla moo ko def nag xam naa yàlla moo ko def ndax foog naa bi ñu dooree bi ngeen fa ñëwee foog naa keroog la leen door a gis mais nag yàlla dafa def peut-être discours bi ngeen fa tenir ak li tax ngeen jóg loolu tax mu bëgg leen ba yàlla xam na ne seen mbir bu mu jógee directive la ñu jox ne ñii kat nañ leen jàppale nu mu gën a rafete
yàlla def na sax ba bi ñu njëkkee def montant daf ma woowaat ne ma Aliou c'est vrai li ngeen def baax na montant bi ngeen jox Renofis muy 122 millions mais loolu ñii soo leen gisee seen pas-pas ci li nga xamante ne nii aussi moom la ñuy liggéey loolu tuuti na nañ ko yóbbu ba 300 millions moo tax ñu indi ci loolu kon loolu dafa wane rek moom fi mu leen teg donc nit ki nag soo amee kilifa sa kilifa su bëggee mbir dañ ciy taxaw bu baax a baax loolu moo waral suñu taxawaay tey jii man ak madame Seye parce que madame Seye mi nekk aussi conseil technique bu ministre man conseil technique am laa yor crédit hôtelier madame Seye aussi mooy conseil technique am yor lépp li nga xamante ne nii mooy jëm ci protocole mooy coordonné protocole ministre bi li ma leen bëgg a njëkk a wax rek mooy d'abord il faut ma gërëm les dirigeants de Renofis dama leen di gërëm di leen sant parce que organisation su amee nga am yàlla def mu am ñi ko jiite ñoo xam ne dañoo ànd ak pas-pas bëgg njàmbaar kooku da ngay sant yàlla bu baax a baax te seen dirigeants yi noonu la ñu mel kon kii nga xam ne mooy colonel moom colonel ak ñoom monsieur Guèye les ñaari Guèye la ak ñoom Ourey ak ñeneen ñëpp ñoom président commission religieuse ak ñeneen ñi nga xamante ne ni ñoom lañ doon jokkalanteel depuis bi ñu commencé ci mbir mi vraiment il faut ma seede ko ci seen fii ci seen wet que ne ñooñu jar nañoo gërëm jar nañoo sant bu baax a baax parce que tey c'est vrai ministre bi bëgg na ko jàppale leen mais yàlla xam na ne suñu demee ba mu toll nii nag ba mu agsi fii ku nekk xam na ne seen pas-pas ak seen njàmbaarte moo waral loolu kon il faut ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ma bëgg ngeen tàccul ma leen bu baax a baax nag Ourey nag xam nga communicante moom spécialiste en communication su waxee ba pare nga jël parole ci ginnaaw day xaw a jafe mais foog naa suñu juumee rek moom mu ngi noté dinañu corriger jox ñu rapport bi nee ñu monsieur nii ak nii nga waroon kii kon Ourey maa ngi xaar rapport bi su ma paree sama intervention comme li ñu leen wax vraiment li tax ñu jàppale leen mooy Ourey ñëw na ci léegi le président de la république Macky Sall bi nga xamante ne lii dafa am dafa xool ne sénégalais yi kat vraiment soxla nañ dimbal mu nekk loo xamante ne nii ni affaire yi demee ñëpp ko waroon na ñëpp ko soxla nañu waxante dëgg ndimbal bi mbir mi ñëwee ñëpp ko soxla maintenant su ko ñëpp soxlaa lu nekk rek dafa am fu muy jaar ñun yàlla def au niveau du ministère du tourisme mu am li ñu doon doxal muy crédit hôtelier mu ne nag wax dëgg yàlla